très heureux de vous retrouver mesdames, messieurs, amis très chers internautes mbokk yeeg xarit yeeg amis yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan li nga xam ne moo di M-Media TV ñi ngi am mbégte kontaante bu baax a baax dellu soit sur les écrans de M-Media TV dans votre émission bi nga xam ne moom la ñu tuddee sama leader. waxoon naa leen ko sama leader nag dafa nekk émission ba nga xam ni naam dañuy dem seeti li nga xam ni moo di les candidats pour ñëw ci élection yi ci préparation bi ci li nga xam ne moo di campagne yi waaye nee naa leen yemul foofu rek dañuy ñëw ak yéen ba ci jour élection yi indil leen li nga xam ne moo di les résultats yaakaar naa dara du leen raw nee naa leen tout est en exclusivité dara du leen raw lépp dañ ci ànd ak yéen duggal leen ruq par ruq indil leen li nga xamante nii moom ngeen bëgg a gis dund ko ak ñi nga xamante ne ni tarkal la ñoo nekk ci dëkk bi. di nuyu waa diaspora bu baax a baax di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii waaye ba tey di nuyu ñi nga xamante ne ni bu liggéey bi yembee ñoom la muy sama réalisateur yi cameraman yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci mel ni Ousmane Daw Ndiaye Ngiraan ak DJ Ouz mi nga xam ne présentateur la jóge fii ba Italie ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu toute l'équipe de M-Media TV ñu ngi leen di saluer bu baax a baax tey nag ñu ngi ci suñu 4e émission première émission demoon nañ seeti ki nga xam ne moo di Cheikh Gueye deuxième émission ñu dem seeti ki nga xam ne moo di maître Pateka troisième émission ñu dem seeti ki nga xamante ne nii moo di Madiang Awa Diang tey nag suñu 4e émission dañoo ñëw seet si ki nga xamante ne nii moo di Aziz Lo ñu ñëw nag nar a waxtaan ak moom mu nekk ci parti bi nga xamante ne nii moo di parti gëm sa bopp xam naa dañu koy daal di nuyu rek Aziz maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. xanaa ñu bàyyi la rek nga daal di nuyoo téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi safoo di seetaan M-Media TV. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaax di leen balaax di leen jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi ngeen def di nuyu kilifay diine yi kilifay aada yi di nuyu population Thiamène ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf. jërëjëf dañu koy daal di kontaanee bu baax a baax ci li nga xam ne mi ngi koy nuyoo les téléspectateurs de la M-Media TV tey bu ñu doon laaj suñuy question yi nga xam ne moom lañ lay dil liñ lay njëkk a laaj mooy suñ bëggoon a xam kan mooy Aziz Lo lan nga ñuy wax. kan mooy Abdou Aziz Lo. Abdou Aziz Lo ab taalube la boo xam ni Thiamène la dëkk. fi la juddoo mais yaroo fi. mi ngi yaroo dëkk bu ñuy wax kokki fa la jàng alxuraan ba watu fa alxuraan jàng fa arab ba am fa ay lijaasam génn dem ci yeneen dëkk ci biir Sénégal doon fa yokk xam-xamam ba yàlla def mu dellu si di liggéey ci école ci njàng servir ay dëkk tamit mel na Jolof am na ay dëkk yu ñu fa jaar ginnaaw bi ñu jógee Jolof ñu dellu si waat Thiamène suñu gox di fi liggéey kooku daal mën nañu leen wax ne muy Abdou Aziz Lo di ab taalu bi nag di doomu daara xëy na sax palmarès bi yaatuwul waaye nag quand même alhamdulilah sant yàlla daal. ndax daal gëstu nañ dox nañ jàng nañ gëstu nañ. ba alhamdulilah dellu si nañ suñu dëkk daal fas yéene leen servir li ñu am li ñu yàlla war sagul askan néew. kooku daal foog naa mooy Abdou Aziz Lo. jërëjëf ñu ngi koy sant di ko gërëm moom Aziz Lo ñu ngi koy ziar bu baax a baax di wax tey ñu gis la tey nga yëngu ci politique tey naam boo ñu doon wax lan moo la dugal ci politique lan ngay wax ñu lay seetaan. waaw dañu dugg ci politique. dañu dugal ci politique dañu xool suñu gox commune de Thiamène et xool ni muy doxe mu wuutee commune yu bari ñun nag comment ñun tamit nag dëgg-dëgg ay citoyen lañ ay doomi dëkk bi lañ te am na lu ñu yàlla wërsëgale ci man-man xam-xam ñu ni dañuy ñëw impliqué wu ci politique pour jéem a développer suñu dëkk suñu commune loolu mooy dugal ci politique. ndax Abdou Aziz li ko dugal ci politique yàgg na wala naam day doog a dugg ci politique. waaw Abdou Aziz yàggul ci politique n'empêche que ci famille politique la juddoo ci la yoroo waaye moom yàggul ci politique
parce que pratiquement mun naa la wax ni bi ñu duggee ci politique ak léegi même pas 2018 ci lañ ci dugg ci politique bii mu nekk sunu bu ñu yàlla may jàmm mooy nekk sunu première élection bu ñuy dem. demaguñ benn élection. waaw bu ñu yàlla may jàmm bi mooy nekk sunu première élection bu ñuy dem. incha allah. très bien mu mel ni bi mu duggee ci politique yàggul. naam waaye dafa bokk ci famille bi nga xam ne taarkal la dañoo xam politique judd ci yaru ci politique donc kooku mooy Abdou Aziz Lo waaye tey ñu gis la nga nekk ci la grande coalition gëm sa bopp. lan moo waral boobu choix. waaw choix bi dama gis suma leader di koy déglu di koy topp lu yàgg di déglu ay idéem di déglu ay waxam di ko xool ak ni muy doxalee ci ay social ak et cetera buggaan kooku xam ni muy doxalee Sénégal ma xool ko par rapport ak ñeneen ñi may gis ci sur le terrain politique ma ne daal man kii laay def choix comme mu nekk sama leader pour mu mën a ànd ak moom jàppale ko ndaxte jàpp naa ne li muy def Sénégal lu amal njariñu doomu sénégalais yi la kon nag dinaa ko def référence xool ci moom ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi muy liggéey waaw parce que gis naa ko ndimbal yi muy def ci doomu aadama yi man tamit ma am yéene lu mel noonu moo tax ma ne naa xool jéem a def sama choix pour ànd ak président la grande coalition gëm sa bopp liggéey ak moom. très bien waaw mu mel ni naam wax nga ñu léegi bi nga duggee ci politique yàggul waaye yàlla daa def nga nekk ci famille boo xam ne dañoo xam politique pare nga nekk ci dëkk bi jaar nga fu bëree bëri tey ndax mën nga wax dëkk bi am na quelques problèmes maanaam ay difficultés ndax am na ci dëkk bi branche yoo xam ne taarkal la waroon nañ ne mënoon na romb fi wala dox na wala doxul ndax am na fi loo xamante ni daal remarqué ne carrément ci dëkk bi que doxul. waaw balaa ma lay tontu ci question boobu dama leen di ñaan ngeen may ma mu xamal leen ni. Abdou Aziz oustaz Abdou Aziz du wax lu ko leerul. du wax aussi lu mu gisul. du basé wu ci dégg naa wala yaakaar naa lii nga may laaj dinaa la ci tontu te li ma la ciy tontu ay firnde laa ci am ndax damaa dox ba gisal ko sama bopp ci dëkk bi laa dëkk bi ma la ci njëkk a wax mooy dëkk bi daanaka ñun ñëpp mën nañu wax dañuy wax ni sax màggat la. bu ñu waxee màggat dañu naan féppee metti bi ma ci njëkk a constaté te dem ci kii yu bari tamit muy école primaire bi tout récemment rek dem naa fa. xool leen mais ni ma leen fekkee keroog sama yaram dafa daw sax ñun taalu bi daan jàng alxuraan sax daaw ñu nekkee melokaan woowu. ndaxte ak Sénégal fi mu toll nii ak li ñuy séntu ci éducation ak li ñuy séntu ci xale yi ñu fekk ay xale ñu toog ci ay basang di jàng te sax basang yi ñu toog doyul. kon fii ci commune Thiamène am na fi ñoo xam ne tooguñ ci table banc basang la ñu toog fii ci commune Thiamène kooku sama bët moo ma ko may kenn nettaliwu ma ko. keroog bi ñu koy seeti man ak sama partenaire bi ñoo àndoon. dem nañ fa gis ko jëloon nañ ci ay kii sax mais à fin dañ ko mujj a supprimer. ñu ne nag liñ ci war dañ ko def rek mooy que ni fuñ ko mën dénoncer dañ ko fa dénoncer aide bu ñu mën def tamit pour ñu jóge ci lii dañ ko def. mais loolu moom gis nañ ko dem nañ CM bi tamit visité nañ ko. gis nañ ay xale yoo xam ne dañuy toog à 4 ak banc ngeen ma jégal ma nag ci baati nasaraan ndaxte jànguma nasaraan arab laa jàng ak alxuraan. léeg-léeg ma jum ci. ñu dem ci CM bi seet ko mais bi ñu fa demee dañuy fekk 4 ak banc am naa ay xale yoo xam ne CM bi la ñuy jàngee dañ naan ma suñu waree dugg 10 heures il faut ñu dem 8 heures dem 9 heures ndax pour ñu mën a am place ndax classe yu xat te loolu ñu visité nañ ko gis nañ ko. dem nañ ci. santé bi seeti nañ ko gis nañ la fa nekk te yaakaar naa ko dëkk Thiamène tamit boo fa duggee xam ni fii yaakaar naa ne sax buñ ne la fii lañuy faje nit ñi sax dana xaw a yéeme ci sa côté ak par rapport ak boo gisee yeneen dëkk yeeg yeneen ak santé fi mu toll. soo ko ci problème mu ndox mi. tout récemment Thiamène duñ jóge ci jafe-jafe ndox loolu moom ñëpp gis nañ ko. assainissement booy xool Thiamène
fooy dugg mbalit moo leen nuyu booy génn mbalit ngay tàggu kon nag mën nañu wax ne Thiamène problème yi bari na. du jeex. du jeex buñ ko doon lim tamit xëy na dañuy wax liñ ci gis rek waaye dañ ci gisul sax xëy na mooy ëpp. ba loolu ñi ñu gën a poussé sax pour ñu ni dañuy dugg ci champ politique bi loolu ci la bokk. loolu ci la bokk. waaw loolu ci la bokk ndax li ñu gis ñu gisee melokaan bi ñu gisee dëkk bi. te dëkk ci dëkk bi nag dëgg di doomi dëkk bi. war a développé ci lépp dëkk bi moo ñu poussé sax ñu ne dañuy dugg ci politique. ñu gën a poussé pour ñu dugg ci politique loolu ci la bokk. jërëjëf mais non pas de politicien. jërëjëf mu mel ni nga remarqué que commune bi di Thiamène li mu jànkoonteeg ci jafe-jafe dafa bari. ba li la gën a dugal ci politique loolu bokk na ca. effectivement kon tey ginnaaw bi nga defee sa analyse. nga gis xeeti jafe-jafe yooyu. tey nga nekk candidat. bëgg a bokk ci élection yi. donc tey ban programme nga mën a tegal la population ba nga xamante ni di nga leen mën a convaincre. waaw programme bi comme ni ma koy wax sama gars yi may àndal ñuy liggéey rek parce que xëy na ñi ñëw teew rek waaye bari nañ Thiamène mun nañ ne lépp programme la secteur boo fi jël. programme la ñun nag secteur yëpp am nañ ci programme. dans le domaine de l'éducation. am nañ ci xalaat. parce que visité nañ ko dem nañ xooli ko. santé am nañ ci xalaat am nañ ci ay programme te tamit ñu ngi ciy liggéey di ci wut ay partenaires yoo xam ni xëy na yegg see guñ ci mais ñu ngi koy pareel waaw. waaye tey naam ci gàttal. xëy na programme yu bëri na. yëpp doo ko mën a lim waaye naam tey ci gàttal. bu doon ne dañ laa fal maire. bu Thiamène. kon tey yan ngay njëkk yan mën naa ni attaque moom ngay njëkk a attaqué. éducation santé. moom laa njëkk a attaqué. éducation. moom laa njëkk a attaqué ak santé bi. parce que foog naa ni assainissement. mais première bi muy njëkk a attaqué moom mooy éducation. waaw. bala maa def dara éducation bi moom parce que. njàng xam nañ léegi njariñu njàng xam nañ li njàng. très bien parce que barki démb rek maa ngi koy wax ak bi may def interview ak Cheikh Gueye. ne comme le disait Nelson Mandela. l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. waaw donc jàng dafa nekk loo xam ne obligation la. da min kul shay'in. waaw al ilmu afdal min kul shay'in. kon nag éducation moom lu ñu war a toppatoo la lu ñu war a taxawee la te gis nañu éducation bi fii sooxee ne bu baax a baax a baax ñun ci lañ ñeme nañ cee wax ndax ci lañ nekk gis nañ xam nañ ne ci nekk kon éducation moom buñ doon premier programme bu ñu doon attaqué moom bu ñu doon njëkk a song moom éducation ci la bokk. santé aussi dañ ci niñ comme ni ñu la ko waxee rek lépp am nañ ci ay programme mais moom li ñuy njëkk a song moom pour liggéey ci moom pour liñ ci liñ ci liggéey sax laa wax mooy éducation incha allah rabbi waaw. naam bi nga duggee ci politique yàggul. mais ndax daa nga def ay déplacement yoo xamante ni peut-être yaa ngi doon jël naam li nga yor néew. di ci dimbale doomu aadama yi maanaam di ci participer comme étant citoyen. waaw loolu duñ ko bëgg di wax. ndax li ñuy def duñ ko def pour nit ñi di ko yëg wala di ko def parce que dañ koy def ndax dafa am leen luñ ciy séntu lu bokkul ak li ñu ci nit ñi gërëm ak li ñu ci nit ñi sant yu mel noonu. am na leen luñ ciy séntu lu bokkul ak loolu. loolu su nekkoon te def nga enquête ci dëkk bi. xëy na yow dañ ci xam dara. bu ñu xamee kan mooy Oustaz Abdou Aziz Lo. man mën naa ko xam sax waaye les téléspectateurs de la M-Media TV. voilà laay bëgg tam ñoom tam ñu am ci dara loolu. waaw kon nag loolu moom. dafa nekk loo xam ni lu may wax sama gars yi du baax. devoir la. di jéem a def sa population lu baax. say diggante say papa ak say yaay ak say jarbaat ak say rakk ak kooku du ak mbaax. kooku devoir la ci nit pour man. noonu laa ko jàngee. très bien kon nag loolu moom duñ ci sori daal. waaye daal population Thiamène xam na ñun xam nañ. jërëjëf yàlla tamit xam na. jërëjëf waaye ba tey ndax équipe bi nga nekkal tey nekk na équipe boo xamante ni gëm nga leen wóolu nga leen à 100%. à 100%. à 100%. parce que tamit du ñii rek. am nañ ay kilifa ay mag ay retraité ay borom xam-xam yoo xam ni. ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi sotti ay xalaat. ñun ñooy xale yi rek ñoo nekk terrain bi. ay kilifa diine. comme ni ma la ko waxee doomu daara la. doomu daara nag buy liggéey. il faut mu collaborer ak ay kilifaam te man kilifa diine ñooy samay kilifa. exactement ak ñeneen ñoo xam ne ñu ci dëkk bi. ak ñeneen ñoo xam sax nekkuñ ci biir dëkk bi. ñu ngi waxtaan ak ñoom. di leen expliquer yéen bi ñu am ci Thiamène. ñu bëgg Thiamène di ko doxee. ñu ngi ciy dolli si ay xalaat. ci côté relation intérieur extérieur
comme relation bi intérieur moom macha allah intérieur macha allah. mais relation intérieure comme ni mu la ko mën a waxee. amaguñ ci ay relation diplomate. diplomatie. duñ ci amagum ay relation individuelle am nañ ci ay nit ñoo xam ni ba diaspora bi. suñuy mbokki Moodu waa dëkk Thiamène expliqué gi ñu ngi leen di waxtaan ak ñoom. di leen wax suñuy programme. ñu ñuy xamal ñoom tamit que ni du ci seen yéene. ak luñ ci am yéene def. mais nag suñ ci yàlla dimbaloon ba ñu àgg tamit relation diplomate bi dina war a mën nekk. te am nañu yéene boobu. incha allah rabbi. jërëjëf waaye ba tey grand Abdou Aziz. ñu gis ne tey jii da nga nekk ci kër goo xamante ni. gis nañ keneen koo xamante ni moom tam dafa samb ndëndam. est-ce que loolu nekk na loo xam ne yomb naa dund ci fan. waaw amul benn problème amul benn problème ñu ngi koy dund si jàmm. parce que nit ku nekk ak li ngay gisee. ñun amuñu problème suñu doom sax. sama soxna duma bàyyi ma wax lu nag sulul noonu. moment bi may doog a dugg si politique. moom dafa nekkoon pur. am na ndeysaan sama benn mbokk taal bi jaaxaloon na ko trop Oustaz Cheikh Tidiane Diop. da koy ne ko yow nan ngay dund ak Abdou Aziz ci loolu. man leen man si duñ ko nasaraan bi doxee. démocratie man suis démocrate. man damay bàyyi nit ki mu libre. wax la liberté wax li mu bëgg a wax def li mu bëgg a def mais nag lépp daal na tegu si yoon rek. waaw sama famille aussi samay doom aussi ay pur lañu. waaw ñoom waa pur lañu mais man. dama leen ànd ci accompagner leen ci loolu. di leen ko gëmloo tamit ne leen nit ki buy choix rek nga xool choix bu gën a baax. man amul problème boobu kii ma bokkal kër gi tamit amuñu benn problème sama doomu yaay la man ak yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. dara changé wul daal dara changé wul mi ngi ci li mu gëm maa ngi ci li ma gëm. très bien mais amuñ ci benn kii. waaw amuñ ci benn jafe-jafe waaw. jërëjëf. ba tey ma doon laaj tey jii naam bu élection yi jeexoon bañ na tey wala sax naam Aziz tey bu doon wax waa population thiaménoise ay promesse di leen dig. lan la leen mën a dig nga xam ne carrément lii kat buñ ko faloon moom dina ko mën a réaliser du ko jaaxal. li ma mën a dig waa Thiamène mooy sàmmal leen seen alal. sàmmal leen seen alal ni may leen di sàmmale seen alal nag dama ko yàgg yéene wax mooy que ni alalu askan kenn waru ko yàq. man de xamuñu fal ma xamuñu ñàkk ma fal mais su ma toogee commune Thiamène. ku yàq alalu askan wi da nga koy fay même Aziz bu ko yàqee na ko fay te loolu dañ ci am programme boo xam ne noonu lañ ko fas yéene liggéeyee su boobaa lu kenn la ñuy sikk ndaxte am nañ yéene samp benn organe dañ koy def organe de suivi organe de suivi bu ñu koy def tamit du ñu xool ñi ñu faral rek ñi képp ku doomu Thiamène nag dañu ci woo. ñu waxtaane ko nga xam ne lépp lu ñuy def rek. pour Thiamène lay doon. xam na nag boobaa nag dañuy jëm a sàmm nag alalu askan wi. ñun ñëpp loolu moo ñu tax a jóg. ku yàq alalu askan wi nag moom da ngay fay. waaw loolu daal mooy suñu yéene boo fayul léegi yàq askan wi la waaw. jërëjëf naam am na solo kàddu yi rafet na trop ba tey di béggewaat téléspectateur de la M-Media TV. que ni ñun waa équipe M-Media TV ak li ko composé lépp toujours dans le but de vous servir mesdames messieurs amis très chers internautes dañuy leen di toppal les événements toppal leen les activités topp leen yóbbu leen fi ngeen xamante ni nii mënu leen faa dugg indil leen les images sur les écrans ngeen koy seetaan ba dara du leen raw xam naa Oustaz tey xam naa ni peut-être on a beaucoup échangé. waxtaan na ci lu bëree bëri. tey xanaa dañ doon wax ne élection yi ñëw na ba pare tey boo doon def appel. ban appel ngay lancer à la population. population ñu am jàmm. dox si jàmm wax si jàmm. que le meilleur gagne boo war yàlla nañ gagne. yor leen seen dëkk ñu ko bëggee. ci jàmm daal lañ leen di woo. asalaama. yàlla nañu ko yàlla defal moom la ñuy incarné. moom la ñuy woote te loolu la ñu gëm. di woo population Thiamène bépp nag ñu dox si jàmm. wax si jàmm dem ci élection yi ci jàmm que le meilleur gagne. su boobaa nag yàlla nañ leen gagne. waaw loolu daal dañ leen di wax. tey Abdou Aziz ndax mën nañ la laaj loo xamante ni jàngee nga ko ci góor gi fi nekkoon di El Hadj Abdou Aziz Lo. oh sama école la kooku sama école la kooku damay am chance
su ma koy wax sax sama xol day xaw a tooy. ndax damay am chance ci mujjantal dundam. daanaka man la nekkaloon. nekkoon góor gu jàmbaare nekkoon góor gu am diine. nekkoon góor gu dal nekkoon góor gu discret gu sacré la woon. nekkoon góor gu courageux encore. doon ma wax Abdou Aziz. lu yées ci àdduna mooy nit seq ak nawleem mu ñëw ñu ne ko yaa ko tooñ ak as gor loolu wax na ma ko du benn yoon du ñaar yoon. ne ma nag as gor du ragal a xeex. waaye nag as gor lu mu war a ragal mooy tooñ. te wax jooju ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. góor googu mun naa la wax ni damay jéem gaw mu ne sax mën naa def li mu def waaye nag comment que gis naa ko dund naa moom lu yàgg pendant presque de moins 35 ans 40 ans ah am na lu bëri lu ma xam ci moom te li ma xam ci moom nag moom laa jëm pratiquer parce que nag bi may nekk tout tànk tamit dafa sonnoon ci man trop te sama njàng sama lépp taxaw ma ni mu war a taxawoo xëy na nag li arab di wax sabiyen wala kaana na bien xale moom du mun a jaar ñàkk jaar ci affaire xale rek waaye nag jàmbaar la woon daal jàmbaar la woon si ñun bëggoon ñu lool tudd ñu ku mu masaa toog mu wax ma ko mun a man dama laa bëgg ma ne ko papal tàngal ma dama laa bëgg te sa doom yëpp nekk fi mu ne ma dama laa tudde sama sëriñ ba pare jox la sama kóllëre ki ma gën a yaakaar ci àdduna muy sëñ ama saxirloo mu jàngal alxuraan ba nga mokk moo tax ma bëgg la trop waaw bëgg ma trop tamit dëgg yërëmoon ma trop doon ma taxaw trop ma jàngat ci moom lu bare bare comme ni ma mën a wax rek xam nga góor googu moom tey ji bu ñu doon wax téeral dañu naan kaamil la mënoo wax lépp da ngay wax liñ ci xam rek waaye xam naa daal jàmbaar la woon te ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla teg ñu ci ay tànkam nit ku amoon kóllëre la nag aussi tamit ku sàmmoon ay kóllëreem la tamit daf leen a bëggoon ay kóllëreem aussi waaw loolu daal moom ñu koy bàyyi xel ci moom duñ fàtte ne ba tey góor gi Ababacar Lo fii tam la nekkoon ci kër gi waaw Ababacar moo nekkoon sunu xalifa moom tamit nekk nit ku sedd nekkoon fi première maire nekk nit ku sedd nekk nit ku baax nit koo xam ni man dund naa moom pendant ba muy génn àdduna musuma wax lu ma naqar loolu mu def moo ko te loolu yàlla rek laa koy seddaloo bëgg mu ko wax ni waaye nit ki nag bu la defee lu baax da nga koy wax bi ma nekkee tout tànk ñu nekk ci mbubbu njulli man ak la maire sortant moo ñu yoroon mais musuñu wax lu ñu naqari wala mu def ñu ko Babacar bëggul sonal nit mbay buy liggéey sax rus na la wax sax wala mu naan la kaay jàppal fii yow yaa koy xool xam ne kii war nga koo jàppale rek nga jàppale ko ci liggéey bi mais kooku dañu ne sax est-ce que du wàlliyu ñun loolu lañ ko jàppee parce que jikkoom boobu bu ñu koy jàngat waaw ci statut bu ñu koy jàngatee ñun daf ñu xawoon a yéem nekkoon nit ku baax nit ku doylu Babacar soo ko dénkoon fukki dërëm yu sew boo ko dénkee 30 ans boo dikkee fukki dërëm yu sew yooyu lay delloo te loolu li koy firndeel mooy que ni bi mu génnee àdduna coffre-fort bi mu bàyyi woon fii biñ ko dajjee fekkewuma ko mais am nañ ko fekk ñu ne ay date la bindoon ay xaalis yoo xam bi ñu ko joxee léegi xamuñ kañ la dañ ko joxoon la ko tekk ci mbuus def ci date bi def ci tur borom teg ko ci mbuus teg kooku kon njub mënu koo paase Babacar daal li ñu leen mën a wax ci moom nit ku jub la woon nit ku baax la woon nit ku lewet la woon aussi tamit yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla xaare àjjana bi jaay sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal bu baax yàlla xaare leen aljana moom góor gi Alaaji Abdou yàlla na leen yàlla xaare aljana fi ñuy jëm gënal leen bu baax fi ñu jógee amiin xanaa ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo téléspectateurs yi nga xamante ni tey ñu ngi seetaan waa M-Media TV waaw di leen sant di leen gërëm di gërëm population Thiamène yëpp di leen encouragé bu baax a baax ci li ngeen nekk sawar nañ gis jeunesse bu mel ni yéen rawatina nag mu nekk jeunesse Thiamène tout récemment rek maa ngi ci woon waxtaan ak benn boy moom ci affaire u aar bi lay yëngu ma ne ko damay sawar di gis kon boo xam ni Thiamène lay doon dama ci sawar trop te damay kontaan ci ñu mel noonu lu ma leen defalul dama ko mënul mais sama yéene àgg na ci defal leen lu ne képp ku ma gis ngay góorgóorlu ci Thiamène lu ma la deful rek dama ko mënul waaye nag mën nañ leen ñaanal
li ñu di ñaanal mooy que ni liggéey bi ngeen liggéey ni liggéey bu noble la liggéey bu ñu gërëm la yal na yàlla jàppale leen ci yàlla taxaw leen di gërëm nag suñu kilifay aada yi suñu kilifay diine yi suñu di mooy suñu kilifay diine yi suñu kilifay aada yi parce que ñun dafa am lu ñu yare ñu yara mooy que ni dañuy wax at tarbiya wa taalim dañ lay jàngal yar la ki ñuy jàngal yar ñu ñu waxoon nañu nit bu mu xaajalikoo ñun bu fekkoonte ne waa Koki dañu am tarixa dañ naan ñu dañu am tarixa muhammadiya ndax ci daf ñu daan wax ne ñu képp ku nekk ci lu baax rek da ngeen ko jox cër ba mu yelloo da ngeen ko jox àqam ñun loolu jël nañ ko ci moom ndaxte moom la ñu nàmpatal bi ñuy tuut tàng kon nag di ngeen nekk lu baax la ñu leen di sant bu baax baax di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla def leen ci lu kawe seen njort ak bépp jeune bu mel ni yéen bu taxaw pour Thiamène développé waaw ak beneen gox bu mënti nekk rek ci biir Thiamène rek ci goxu Thiamène li wër Thiamène entourage Thiamène lépp tax na pratiquement ñun booy xool pratiquement war nañ commune Thiamène yow war nañ ko ñun village yëpp dem nañ fa yu ci néew lañ fa demul bañ fa demee tamit waxtaan nañ ak population bi am na ñu wax am na ñu jàmbat am na ñu fa gisal suñu bët kon nag loolu dañ koy sant yàlla xam suñu dëkk nii la mel bu ñu gisee ku ci góorgóorlu dañ la gën a encouragé ñaanal la yàlla di nga song yàlla def la ci ndam léegi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla taxaw yàlla leen yàlla defal ndam di ñaanal sama équipe bi ma àndal nag dëgg-dëgg ay jàmbaar la ñoo xam ni léeg-léeg ma xaw a lâché tuuti sax waaye ñoom du ñu bàyyi surtout Pathé Lawine sunu grand mofu yi nga xam ne day xaw a tawat sax ñu bëgg ko toog la mu bañ bi ñu nekkee ci tournée yi muy jàmbaar trop di ñu xam nga boo nekkee xale mag nekk sa ginnaaw di la poussé daanaka dootoo sonn te ñun loolu lañ am dañu am ay mag ñoo xam ñu ngi sunu ginnaaw lu gën a dalal sunu xel loolu ci mag ñu am xam-xam nag mag ñu am xam-xam mag ñu am expérience mag ñoo xam ne buñ ne la defal boo defee doo ko regret ñun chance boobu lañ ko am te ñu bëgg ñu trop tamit nag yërëm ñu parce que ñoom léeg-léeg sax ñu dem ba sonn sax ñoom ñu ñuy daral waaye nag day ñaan yàlla nañu yàlla àggale seen yéene rek waaw jërë ngeen jëf tey sëñ Lamine ñu ngi lay nuyu tey ñu ngi la gis nga ànd ak ki nga xamante ni moo di Abdou Aziz Lo tey lan moo la boole ki nga xam ne moo di Abdou Aziz waaw Abdou Aziz day li ma Oustaz Abdou Aziz Lo li ñuy boole maanaam jikkoom moo ñu doy te gis nañ engagement am gis nañ yërmande ji mu am ci Thiamène surtout dëggu nit ku dëggu la te dafa am solo ndax dëgg moom mooy lépp ndax dëgg moom lépp loo xam ne da ko laal rek loola ci développement la jëm te ñun fii suñu li ñuy xaw a manqué suñu responsable politique yi mooy ñàkk ñemee àgg au fond parce que dafa am solo parce que en tant que maire boo da ngay dem di dóor ci table ci des fois politique loolu da ciy baax bu ko defee gars yi dañ lay bàyyi xel bu baax mais maanaam danañ léeg-léeg dañu discipline de parti nangam yëpp c'est bon mais nag léeg-léeg dina yàq parce que politique dina am foofu ba fa àggee moom il faut ngay tappe bu baax a baax nekk avocat sa localité dina la permettre que duñ la fàtte mukk ci politique mais fii moom ñu bëri léeg-léeg suñu responsable yu bëri loolu daf leen a manqué ñun nag dëgg googu lañ gis ci moom moo tax ñu ànd ak moom dañoo bokk ci yu bëri ndax surtout ci doonga daara ji mbax ñu ay doonga daara lañ te yaakaar naa néew ñu nag nasaraan si ñoom ñoo yor solution bi mais yaakaar naa ne bañ 1960 ba léegi wala avant l'indépendance ba léegi gis nañu ñoom ñoo fi nekk te changement bi tax ko déggu noonu waxuñu ne ñëpp a bon waaye nag yaakaar nañ ne mbir mi war nañoo ñam tamit arabisant yi waaw yaakaar naa bu ñu leen ñamee daal dañ ci gis changement bu rëy rëy loolu mooy boole ak moom leen ñam daal di nga tàqamti ko waaw da nga tàqamti bu baax lem geeg lépp a ngi ci jërëjëf waaw salaamaaleykum waa M-Media TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu aussi ci déplacement bi ngeen def ñëw seet si le candidat de la grande coalition Gëm sa bopp suñu tonton Abdou Aziz Lo donc ñu ngi ci remercier di leen ci remercier bu baax baax di nuyu téléspectateur u M-Media TV yëpp di nuyu aussi l'ensemble de la population de Thiamène Kayor donc comme ni ñu ko waxee rek
suñu candidat li ñu boolee ak moom mooy que dëgg bi mu am ak ambition bi mu am pour changer xarkanamu Thiamène parce que Thiamène comme li ñu wax rek li fi nekk moom jërul ñu koy wax kenn fépp ay métti boo demee ci côté santé éducation sport ak fu mu mënti doon formation ak fu mu mënti doon donc te loolu danoo am lu soxla ñoo xam ne ñu dëggu la ñoo xam ne tey bu ñëwee danañ dérouler benn programme boo xam ne incha allahu rabbi population Thiamène bi yëpp dana ci gis boppam. muy biir Thiamène ak dëkk yi ko war yëpp. donc comme programme bi ni mu ko expliqué sànq yaatu na. vraiment te bi ma ci gën a soxal tamit mooy que ni problème sécurité bi parce que bu ñu xoolee fii année yi ci ginnaaw nit mënatu fi sax yar jur. loo yor ñu sàcc ko loo yor ñu sàcc ko te fii dafa nekk zone d'élevage nekk zone d'agriculture ñu bëri bu ñu yoree fonds dañu obligé jëndee ko jur pour mën a sakkanal mais léegi da nga yor xaalis te doo ko mën a jëndee jur léegi te xaalis boo ko téyee ci poos mu dem. donc loolu aussi am nañ ci programme bu am solo boo xam ne incha allahu rabbi bu ko population Thiamène falee incha allah le 23 janvier 2022 ci kàttanu yàlla sécurité boobu danañ ci taxaw bu baax a baax a baax parce que mag ñi sonn nañ jarkat yi sonn nañ guddeeg bëccëg ñu ngi leen di sàcc récemment ay loo xam ne plus d'une centaine de têtes yoo xam ne jël nañ ko fi te du mujj fenn donc daal li may lancé waat à la population mooy que ñu jàppale le candidat Abdou Aziz Lo ñu xam ne nit ku dëggu la te nit ku am programme la te nit ku bëri yërmande la man loolu li ma gën a booleeg moom la parce que bi ñu demee ci Bougane li mu ko njëkk a wax mooy que man dama ànd ak yow pour defar sama commune mais ànduma ak yow pour wut xaalis wala pour wut tur su ma ànd ak yow mënuma defar sama commune dama la fay wàcc dem xool leneen donc ñu ngi lancé waat un appel à la population que élection yi ñu jëm incha allah ñu dem ci ak jàmm dugg ci ak jàmm mu jeex ci jàmm que le meilleur gagne. maa ngi lay fay di leen sant di leen gërëm ci li nga wax ci affaire police dinaa ci sawar pour waxtaan ci bandiraɓe fulɓe meɗon salmina meɗon laara jam moɗon meɗon andina kadi ni ɓe arɓe ɗo hannde heɓe ƴeewa Abdou Aziz Lo Allah candidat meɗen mo gandanɗa hoore ma kala mo gandanɗa hoore ma kam ɓiɗɗo pulla hannde haɗɗo a nder Thiamène walla population Thiamène eɗen ñaagui Allah tottude Abdou Aziz Lo ndam o saabi en jii ko woni ko commune Thiamène en tampi hen en hay goto enen fulɓe haydara ko jiiɗen ha koye meɗen a Thiamène ha ɗum tagi noon Abdou Aziz Lo ƴetti wi yo en dara jaggodiren e muɗum ballodiren e muɗum hino wayini jiyen hen koye meɗen min de miɗo fellite Allah miɗo gumi Abdou Aziz Lo te mbiɗa felliti Allah kala gonɗuɗo am jahduɗo am kadi ne jiiɗa ko jiimi ko ma yahdo Abdou Aziz Lo sabi so waɗi ma wooda ko jiiɗon a Thiamène sabi on tampi onon fulɓe wonɓe nder Thiamène on tampi on peeraɗo yi haydara kala ko ari ɗo on jetta kala ko haala on nanata hay goto feera on jooɗana e télévision hina haalda moɗon ɗum noon ko Abdou Aziz Lo waɗi ɗum joni noon darne kosɗe moɗon le 23 dara ɗon onon fulɓe beddan ɗon Abdou Aziz keɓon commune o weeli Allah nelaɗo ɗum jiwan hen koye moɗon Allah jarama on jarama yo Allah jaggiran en jaggiran jul Allah kala maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne li ma wax ni ci pël dama ko wax sama diggante yàlla Abdou Aziz Lo li tax ñu ànd ak moom ma woo sama mbokk pël yi pour ñu ànd ak moom dañuy gis ci moom dëgg gis ci moom li nga xam ne li mu ngi taxaw pour defar ko ci biir Thiamène kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jox ndam li ci barke Seydina Mohamed ndax bu boobaa yàlla seede na ne képp ku nekk ci biir Thiamène muy pël muy wolof muy naar da nga gis sa bopp ndax xale la yaru na am na teggiñ kenn ku ne jox na ko ciram kon nag yàlla na ko yàlla jox ciram moom ci boppam yàlla na ko yàlla jox ndam li ci le 23 juillet yàlla nañ ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed. beaucoup dañ koy sant di ko gërëm bu baax a baax tey nag mbokki téléspectateur de la M-Media TV lii lañ leen indiloon seen candidat lañ seet si woon mu nekk Oustaz Abdou Aziz Lo ñëw nañ waxtaan nañu moom yaakaar naa xam ngeen lu bëree bëri ci moom loo xam ni naam xamul leen ko woon kon nag nee naa leen ba tey des na ndax M-Media def na leen da leen di toppal candidat yëpp incha allahu rabbi dinañ dem seeti les 6 candidats yëpp ngeen mën leen a déglu ñu dékk leen seen micro taataanal leen ko ñu wax leen li nga xam ni moom ngeen mën a dégg kon nag mbokki téléspectateurs yi yaakaar naa suñu jógee fii dañuy daal di dese 2 candidats incha allahu rabbi dañ ci ànd ak yéen ci fan yu néew ñi ngi sant ñëpp di sant équipe technique bi nga xam ne moom lañ àndoon ak waaye di sant waa diaspora bi di sant population bi yëpp ñi ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn nous vous disons rendez-vous
à la prochaine.